jaa ngeen jëf mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal encore ci énième émission le rendez-vous des émigrés xawoon nañ fi gëj nag tuuti ak émission bi ndax dafa amoon ay tuuti tolof yu xawoon jàppante woon ak suñu chroniqueurs yi tey nag balaa ñuy commencé émission bi dañu bëgg a jaale suñu mbokk suñu xarit suñu sœur ñu koy woowee Khady Diallo dëkk fii ci Cologne muy jabaru suñu grand Djibi nouvelle bi sànq lañ ko yëg man Ousmane Camara sax moo ma woo wax ma ko donc ñu ngi profité ci début émission bi di ko jaale di ko wax yàlla na yàlla yëkkati ko ci àdduna fi daw si yu gën a kawe yàlla na suuf sedd ci kawam xam naa ne du yàgg tuuti gaañi waa Immigré TV dina fa ñëw def suñu njaal te xam naa ne bu ñu duggee sax si émission bi ay ñoom Eric ak ñoom ñoom tamit yëguñu ko woon ñu ngi koy doog a yëg donc ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla xare aljana. tey nag dañu bëgg a ñëw si suñu décès polémique bi am Sénégal fan yi passé muy Cheikh Niass suñu benn compatriote bu jóge woon Paris dem màggal yi woon Sénégal ñëw génn dem naan dafay dem banque pour jëli xaalis taseeg nag benn patrouille policière mu fàtte woon carte grisam bi mu fàttee nag carte grisam si lu ñu jot dégg par les journaux ak quelques commentaires de sa famille yu ñu joxe à travers les journaux télévisés du Sénégal nee nañu dafa fàtte woon carte grisam bi ba mu xaw a am jàppante foofu ak policier bi ba li ko si dal ko ñun nag immigré lañu lii ko dal naqari nañu trop ndax bu doon suñu sago lii du ko dal dañu bëgg a wax rek ne ñun ki tooñ xamuñu ko ndax fekkewuñu gis nañu rapport gis nañu aussi ay conclusion autopsie nee nañu en fin de compte dafa amoon diabète bi moo ko sonnaloon ba mujj gi mu am Covid jàpp ko ba yàlla def mu génn àdduna dawal oto nag dama xamul nag lan moo si jaar ba am intercation ak police ba ñu jàpp dugal kaso ndax bu ñuy wax permis de conduire man gisuma benn infraction boo xam ne def na ko ndax bu fekkoon ne dafa fàtte permis de conduire am laa mun nañu wax infraction ndax mi ngi woon nag permis de conduire am donc carte grise bi moom oto bi lay couvrir du couvrir la personne donc moom mënoon nañ ko wax rek gaare sa oto immobiliser ko mu dem jël carte grise am ñëw bu ñu koy def ay daan ñu def ko daan mais moom am ñu woon pour jàpp ko ne dañ koy yóbbu police bëgg a incarcérer foofu kon loolu ñun ñëpp ñu ngi koy naqaru lu baax ñu ngi ko jàppee yóbbu nañ ko police donc foofu dañu violer tous ses droits dañ ko violer du début à la fin ndax règlement numéro 5 de l'UEMOA dafa wax bu ñu jàppee nit balaa dara di xew dañu war a woo avocat bu fekkee ne amul avocat police bi ñoom à chaque fois am nañu liste boo xam ne dafay tege boo xamante ni war nañ si mën a tànn benn avocat jox ko loolu yëpp amul woon te dañu ne aussi balaa ngay incarcérer nit war nañu xool ndax moom compatible na ak santeem pour ñu mën ko dugal ci kaso bi loolu yëpp defuñu ko ndax woowuñu ko médecin dugg na ci biir tamit di laaj ay garabam kenn joxu ko ay garabam loolu ñu koy ñaawlu dañu bafoué tous ses droits loolu yëpp ñu ngi koy ñaawlu donc nit ki ñun li ñuy wax rek préservation de la vie humaine préservation des biens des individus loolu c'est un droit divin wax ñu rek droit juridique mais c'est un droit divin bépp doomu aadama buy dund ci kaw suuf a droit
à une protection de l'État représenté par la police, la gendarmerie et l'armée nationale. nit bu ñëw jóge Paris rek ci ay problème yu ndaw fàtte carte grise du jàpp tëj ko si loolu teguñu ko fenn ñun diaspora bi ñu ngi koy ñaawlu donc waxtaan boobu lañ fi bëggoon andi tey di ko ànd ak suñu Éric Boissy Omar Seck ak Balak Mbaye xam naa ne damay commencé rek ak Éric bàyyi ko mu nuyoog gaañi jéem a xool moom tamit lan la mën a andi ci problème bi xew Sénégal ak suñu compatriote immigré bi génn àdduna fan yi passé Éric ñu ngi lay nuyu gaañi namoon nañ la trop ñu ngi doon laaj ci fan yëpp. maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan waaw li nga wax ni vraiment triste loolu ma trop bi ma ko yëgee vraiment maa ngi ci wax ak passé grave boo xam ne dafay wane encore une fois de plus ñun li ma doon wax quoi suñu cuune xam nga sëñ bi la vie humaine elle est sacrée am na yoo xam ne waruñu ko caaxaane quoi il faut que gars yi ñu leen di wax dëgg xaw ma nag instant ndax dama war a wax li ma ci xalaat wala ma yem ci nuyoo bi bàyyi sama gars yi nuyoo pare après ma wax li ma ci xalaat ndax lii doy na waar warul demee nii te bëgg naa ci wax li ma ci xalaat léegi nii bàyyi sama gars yi ñu jox parole suñu xarit suñu doomu ndey Omar Seck ñu bàyyi leen nuyoo gars yi. waaw gars yi maa ngi leen nuyu waay di leen ziar di nuyu petit frère Balla Éric sama seex di nuyu sama Saalum bi bokk Saalum bi waaw yow dama lay yóbbu Saalum quoi waaw c'est vrai que thème bi moom daf di loo xam ne c'est actuel mais tey certainement dafa am nit ku si ñàkk bakkanam mu nekk benn thème boo xam ne Sénégal ñu ngi ci wax nii mais comportement police Sénégal wala gendarmerie si contrôle y a eu toujours des bavures wala waaw y a eu toujours des bavures si genre contrôle policiers yi comportement bi ñuy am si bu ñuy def seen contrôle yooyu démocratie mais c'est bien que tey le débat a été posé au Sénégal c'est tout juste dafa dal suñu mbokk koo xam ne si diaspora bi la jógee mais ñun ñi suñu bopp sax bu ñuy demee Sénégal dafa am benn comportement boo xam ne boo dund si réew moomu boo demee ci bitig ba boo dajee nit ki si mbedd mi boo dajee policier yow da ngay def attention bu bëree bëri parce que loo wax loo def ñu ne saa waaye daf ñuy jaay affaire moom daf ñuy jaay moo gën a xam àdduna si étranger la jógee et puis loolu day indi toujours ay conflit nit ñi dañuy si muy indi wax si quartier bi wala feneen lii xaw si contrôle policier mooy li nga xam tam moom ngay fekk ci mbedd mi boo demee di jënd mburu si koñ bi mooy société bi moo xaw a malaat tuuti tam nañ ci waxante dëgg quoi bugguma dugg tiif si kii bi mais impression boobu la may jox bugguma blâmer police mais c'est un système dafa am lu bëri loo xam ne suñ dëkk boobu fonctionné wul parce que aussi nit mënul jubbanti nit te bu fekkee ne tegul si yoon te majorité dañuy jël ay fonctions yoo xam ne dafa am importance si société ñu suufeel ko mooy da ngay am certificat sax wala xam nga Sénégal affaire yi réglé bi ñuy réglé nii da ngay gis gars bi amul sax ba muy tudd bac war a amul kii sax mais nañ ko dem dugal police mu ay nijaayam bi fii kere ñu pousse la nga kii police mais police il faut nga xam la loi aussi booy contrôler la loi booy contrôler nit ñi di tegu si charte mais charte boobu il faut nga jàng ko
bu fekkee ne yow si sa bopp amoo intelligence jàng charte boobu amoo personnalité boobu mais si lii lay indi nañu waxante dëgg yenn comportement yi si réew mi boo ko gisee ngay policier bi kii ñëw jël sa permis daw dem fu la taxaw jàpp ñàmburam faalewul la wala kii mais yooyu yëpp c'est ñàkk civisme la ñàkk jàng la mais yooyu yëpp dafa indi mooy administration bi tey man boo ma joxoon ne ma nekkal policier simple au Sénégal je ne voudrais pas mais mën naa bañ a jàng nag mais boo ma joxee ministre bëgg naa nekk ministre parce que boobu dañ ma jox cër mais c'est ce qui s'est passé je suis désolé la gendarmerie la police on peut pas en parler mauvais parce que ñun tam fa lañ jógee am naa ay rakk yu nekk ay gendarme papa yu nekk gendarme c'est que service d'ordre mënoo kii mais boo gisee suñu papa yi autorités yi ñu doon dégager j'ai grandi dans la gendarmerie autorités yi ñu doon dégager tey boo gisee gendarmerie ak ay police ak yooyu c'est pas la c'est différent c'est totalement différent société bi moo xaw a kii mais du ma si sori parce que tam lii c'est un truc boo xam ne sensible nit ñàkk na si bakkanam y a la police qui est dedans et puis tout le monde l'enquête duñu affaire bi du leer xam nga Sénégal tam c'est ça le problème dafa war a am loolu directement le ministère de l'intérieur directeur police ñi mu kii ñëpp ñooy jóg leeral affaire bi mu leer naññ mais dañuy toog di ko nëppee pendant des jours ba presse jot si famille bi wax ci ñu door di commencer def effort sax d'information mais loolu sax police si boppam mu waroon bañ loolu mu am si yooyu di si ministre de l'intérieur mu war a bañ loolu c'est des choses yoo xam ne mooy nag mais on se félicite aujourd'hui de l'évolution de la société tey au niveau journaliste yi presse bi nu mu tuddati réseaux sociaux yeeg yooyu ñu ngi yëngatu nag di nga place bi nga xam ne gars yi ñu ngi place bi nga xam ne c'est libre réseau yi médiane bi ñu ngi koy jël occupé nañ ko di ko occuper di obliger suñu police suñu gouvernants yi ñu gouverner neneen parce que léegi maa ngi waxtaan nag damay saraxle foofu rek et puis bàyyi leen ngeen développer léegi laa doon waxtaan nag Balla rek mu ne ma mu wax ma comité nu mu tuddee Thiaroye boobu noonu ñoom groupe boobu noonu et puis le candidat bi nga xam ne moom la ñuy yóbbu foofu noonu mais j'ai trouvé ñu ne mais loolu mooy j'ai trouvé ça formidable impulse bi nga xam ne doomu Thiaroye yi ñoo jóg am benn groupe WhatsApp jóg ut xool ki nga xam ne si quartier bi moo ñu doy ñu ne kii la ñuy essayer yóbbu pour mu nekk maire te si yooyu initiative yi am Thiaroye noonu mais dafa war a am Sénégal fu nekk doomu quartier yooyu dëkk yooyu ñi nga xam ne ñu ngi dund feneen ñu créer benn impulse parce que réew mi foofu il faut que ça change si ça ne change pas ça va c'est musiba la yéen nu mu tuddati di nga avancé wuñ on recule les gens ne se rendent pas compte on n'avance pas on recule waaw parce que yow mi xam famille défunt bi nga amoon contact ak ki yàlla yóbbu amoon contact ak sërëm man defe naa si yow sax li nga ci xam ak li nga ma si jot a wax waa Sénégal sax xamuñu ko ci est-ce que yow ci lu gàtt mun nga dimbale Émigré TV relaté ñu fee yeeg affaire yi naka la demee yow la nga si jox te dégg ak la nga si jot a xam suñu bala. waaw asalaamaaleykum tout d'abord dama lay nuyu. di nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk nii Eric Boissy di nuyu aussi Grand Omar. di nuyu suñu technicien bi. di commencer di jaar fi nga njëkk a jaar. mooy di jaale. suñu jigéen. ak suñu frère. Djibi Touré. ak jabaram Khady. sërëm bi nga xam ne mooy Kiné Diallo. xam ne fi la nekkoon aussi en Allemagne. et il se retrouve maintenant en Italie. ñoo ngi leen di jaal bu baax seen waajur seen yaay ji nga xam ne moo génn àdduna.
yal na saraxam yàgg seen loxo borom xaare ko aljana. Bon si question wu bi nga xam ni concernant Cheikh Niass. bi nga xam ni moom la ndogal bi dal ci kawam. man damay wax ni dama xam famem. Je connais la personne. ndax sama rak bi nga xam ni mooy Ndiaga Diop nekk fii à Berlin. ci kër googu lam soxna. donc di ko jaalo si famille bu baax a baax ci ko jaaru mère bi. di ko jaale Khady Niass. sœuram bi nga xam ne mook sama petit frère boobu Ndiaga. ñooy sëy. di ko jaalo si Ndiaga Diop. bon Cheikh man dama ko xamoon particulièrement parce que dem naa fi Paris. dem place am toog nag moom waxtaan yendoog moom. je le connaissais ci vraiment ci jom. noo koo xam ne soutien de famille la woon aussi. famille am yaakaaroon ci moom trop mu nekkoon jàmbaar aussi. parce que ku dem ba fekk bërëbu liggéeyukaayam fële à Château Rouge di nga xam ne kii jàmbaar la donc famille am dañoo amoon yaakaar ci moom. bon li am nii mu nekk loo xam ne c'est regrettable. parce que tamit vraiment bu ñu xoolee ku jugee Europe yàgg fi trop dem sa réew ni dama jukkat pour seeti sama famille damay dem pour màggali nga ñëw ba foofu ndogal bi dal sa kaw benn fan nga fa def yow ni naa wuti xaalis am ñu ma jàppale ndax ñu mën a dem Touba ndax ñi may ñaan yàlla ñu yaakaar ci mën bëri nanu nga génn rek ndogal boobu dal sa kaw ci affaire carte grise boo fàtte sa kër yor sa permis loolu buñ ko dee seet di ko càmbar au Sénégal situation bi waroon egg fii parce que bu doon fii la ñun ñëpp xam nañu je pense que Cheikh ñoom aussi loolu sax moo ko gën a lor parce que kuy dund ci diaspora bi bu la police laajee sa këyit boo joxee permis lu am loo fàtte moom mooy xool après libéré la xëy na moom ci yàgg bi mu fi yàgg daf koy yóbbaale loolu Sénégal te loolu il faut que suñu police bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu tenir ci en considération xam ban comportement la ñuy am ki jóge Europe kuy jóge Europe ñëwul foofu di leen jaay que man maay telle personne wala nii laa mel wala damaa yaree dugg parce que ñoom yaree dugg lañ koy gisee ñu nekk fii yàgg fi trop dañuy ñoo xam ni am nañ beneen façon boo xam ni ci leen adapté wu du ci dund li ñuy dund fii dafay nekk ci ñoom dañ koy yóbbaale du nekk loo xam ne maanaam manque de respect la vis-à-vis suñu policiers yi wala keneen ko fa xam dafa nekk dañuy wàcc nga contrôler ko laaj ko këyit mu jox la ko nga ne ko nanga mun la fàtte naa ko. gëm sa bopp. effectivement. et puis loolu sax ñi nekk Sénégal dañu war a saluer action yi demee noonu parce que sénégalais yi nekk Europe si diaspora bi partout boo xamul sa dëkk di la war. da ngay suufee da ngay tuuti. te ñun tuuti wuñ. sénégalais bañkat la mos a doon. loolu pour revenir rek mais loolu yëpp dëggal ñun suñu bopp fu ñuy dund tam. mooy indi ñun ñuy comporté woo noonu. parce que xam nañ ne fii itam doo nangu tubaab bi di la suufeel. léegi gannaaw dañu tàmm loolu. dëggal suñu bopp xam fu ñuy teg suñu tànk boo demee loolu ngay yóbbaale Sénégal boo ko yóbbaalee Sénégal rek boobu mooy mu sànq la. tu m'excuses tu peux continuer. non mais damay ñëw foofu xam naa sax dinañ ci bu defaatee tour de table bi comme doon nuyoo rek. doon jaalewaale aussi famille bi. xam naa bu ñu egsiwaatee foofu ci tour de table dinañ ci gën a mën a développer par rapport ak jikko ji ñuy yóbbaale foofu. dama bëggoon expliquer rek ni Cheikh du nit ku yore di ko. bi nga xam ne moom lañ koy présenté comme quoi que dafa am nu mu wan police bi. dafay nekk loo xam ne comportement bu yàgg la ci doomu aadama bi. maanaam fi ngay dund. li nga nekkee chaque jour. dafay nekk jikko bu ne ci yow. boo demee ci benn réew boo xam ne fu mel ni fii bu la police bi contrôlé yar gi mu lay wan yar boobu nga koy delloo boo ñëwee Sénégal tamit nit ki wax ak yow ton bu muy wax ak yow tamit da ngay am comportement wax moom ngay wax ak moom par rapport nu mu ñëwee ak yow. Cheikh amul fa réaction boo xam ne bu ñuy wax réaction bu xamadi la wala nangam gis na droit am rek. wax na ci ba affaire bi egsi fii donc dinañ ci gën a xuus bu ñu defaatee tour de table pour expliquer les faits ak li nga xam ne moom moo ci am information yéen ci am yi nga xam ne moom lañu ñi nga xam membre de la famille la nettali ci histoire bi dañuy bàyyiwaat ba daaw defaat tour de table incha allah du gën cee yokk suñuy xalaat. d'accord Eric yow est-ce que yow jaaxlewuloo parce que lii yàgg na am Sénégal ñun ñii nekkee xale boobu ñëwaguñu sax immigration seen yu mel nii dafa yàgg am moment bi nga xamante ni
l'Europe ou bien l'Occident veut ou bien va maintenir l'Afrique dans la pauvreté pour sauver le reste du monde ndax nee nañu bëgguñu encore Afrique industrialisé wu ba mel ni Chine su boobaa nee nañu planète Terre dafay teel a disparaître moo tax ñu ne du ñu seetaan mukk Afrique développé ndax bu ñuy wax développement dañuy wax industrialisation bu amul Afrique bi mun développé moment boobu ñu bëgg ñu maintenir dans la pauvreté ñun nit ku ñuul africain sénégalais ñu nekk fii di rayante di xeexante ci ay affaire yu carte grise ba bakkan di sorot est-ce que ñun amuñu suñu bopp ñun en tant que peuple noir wala en tant que sénégalais est-ce que ñun amuñu problème sax ñun en fin de compte waaw sëñ bi li ngay wax mooy pour traduire ko ci nasaraan mooy se concentrer sur l'essentiel te l'essentiel aujourd'hui en Afrique war na nekk leneen lu lii mais lii nii jarul ñu koy wodd nañ ko wax ni mu nekkee li am c'est de la barbarie li am c'est de la sauvagerie moo tax kii ñàkk ci bakkanam normalul nit kayit la fàtte ba dee ci police ba mënta ne dëkk bi il faut ñuy wax alkaati yi dëgg boo fa duggee ñu naan la ay volcan ak di la manquer respect ay kilifa la ñuy dajal ñun ñëpp ay kilifa lañ sëñ bi doo nangu dem foofu noonu waa ji la wax volcan nga koy xool da nga koy wax ne ko mais sëriñ bi vous n'avez pas le droit de me dire volcan te boo ko waxee mais c'est ton droit le plus absolu loolu ça ne veut pas dire que da nga réewuloo da nga tu défends ton droit tu as le droit de le dire boo ko defoon sax xale am na droit wax la ko je ne veux pas que vous me traitiez comme ça am na ci droit mais naka la nit mais c'est la valeur la plus importante du monde la vie humaine li Omar wax dëgg la il faut ñu xool formation wu ñooñu c'est des gens yi nga xam ne dañu yor comportement boo xam ne mais ce n'est pas digne de la police mun la wax ne kii policier la du ñu rus boo taxawee ci mbedd bi benn car rapide romb la frein yi baaxul dara baaxul ci car rapide bi nga gis ne car rapide bi ay nit la yépp c'est des vies humaines yow nga ñàkk xel ba 1500 yi mu lay jox tax nga bàyyi ko mu dem mu daw ñetti tournant lay daw accidenté ñooy la 5 personnes dee nañ ci nga taxaw fi nga taxaw yor sa 1500 sa poche yow da nga bokk ci ñu rey ñooñu ndax sa liggéey war na la may nga ne kii duma ko bàyyi mu dem mais ils ne le font pas dañuy jël seen 1500 daw responsabilité bàyyi la nga dem muy ci taxi muy ci auto bagage muy ci lu nekk et c'est ça qu'on vit boo duggee ci biir commissariat yi ñu lay jéem a jaay lu kenn xamul lan la ngay jaay foofu noonu da nga mën dugg ci biir commissariat nga may wax fulkan di la saaga ndey mais un policier ce n'est pas un juge ils n'ont pas le droit de juger les gens bu nit defee infraction ñun ñëpp fi la ñu fekk ñoom seen bopp la ñu def infraction da nga def loo xam ne dëppoowul ak loi tout à fait normal mu contrôler la ko moom liggéeyam la pour mu wax la ko signifier la ko ne la li nga def dëppoowul ak loi wu suñu dëkk nga ne ok mais loi wu suñu dëkk dafa am lu mu tere boo ko defee mu wax ne loolu naka lañ koy régler mais c'est pas à lui de le régler ce n'est pas un juge c'est un policier c'est un organe de l'exécutif mu jeex mais ñàkk jàng bi nekk mooy li Omar di wax sànq lijjanti yooyu ñuy lijjanti noonu moo tax ba yenn saa yi nga teg foo ko xam ne waroo ko fa teg mais ñun waxtaan nañ ci première émission bi la police c'est un organe de l'exécutif je rappelais jamono yooyu noonu nekk il y a 2 raisons d'être de l'État mooy la sécurité du corps social et le bien-être du corps social loolu moo tax État am parce que bu njëkk ba dañ doon wax li Thomas Hobbes di wax homo homini lupus l'homme est un loup pour l'homme c'est-à-dire ku mën sa morom duma l'humanité au cours de son devenir ki lañ dama rendre compte ne que loolu mënta ne ñu organiser wu ba ne il faut que ñun ku ci nekk moom la Jean-Jacques Rousseau doon wax noonu une forme sociétale qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle
chacun s'unissant à tous reste aussi libre qu'auparavant c'est-à-dire yow da ngay nangu ne état bi moo lay défendre bu la kii dooree pes doot fayu loolu mooy le contrat social ñu jël ñun suñu lépp ñun société bi le corps social jox ko l'état ne moo ñuy défendre l'état dañu défendre à travers sa police n'est-ce pas mais naka la police boobu di comporté woon nii mais ñu ngi enfreindre le contrat social ñoom la ñuy wax ne man du ma xeex ci mbedd bi bu ma kii defee dara damay ñëw ci yéen wax leen ko ngeen faj ko parce que loolu mooy le contrat social mais ñun loolu la ñu doon jàngal mais doo ko gis boo ñëwee Europe nga koy gis ci ngay rendre compte ne que loolu européen ñoo ko bind ñun binduñu ko ñun binduñu loolu ñoom ñoo ko bind parce que ñoom noonu la ñuy dundee alkaati bi bu la arrêté fii nii da nga def infraction da lay wax carrément infraction bi nga def mais nga taxaw mais da lay wax avec respect da lay vouvoyer fii nii du la wax tu da lay wax vous du la saaga du la wax fulkan parce que bu la ko waxee bavure la et puis tu as le droit de te défendre mais Sénégal ñun dañu am problème avec ñun suñu relation ak pouvoir moo doy waar man maay chef bi lu ma lay wax ngay def man alkaati la su ma la waxee boo tontoo sax naa la pes am naa ci droit wala am naa maakaamam te du mujj fenn et loolu dafa war a dakk yow nekkuloo alkaati dans un pays boo xam ne yow ñi ngay contrôler ay xar lañu il faut que les gens se défendent il faut que nit ñi di leen wax ne leen amuloo droit def na ko bu la saaga na nga fayu bu la dóoree nga dóor ko parce que du loolu mooy joobam dafa nekk ñu teg ko ci ay chartes yu claires li mu war a def liggéeyam mu war a def liggéeyam mais dóore kenn sant ko saaga nit kenn sant ko manquer de respect à quelqu'un que tu contrôles kenn sant ko c'est de l'ignorance il faut que ñu wax leen ko man sama yoon nekku ci affaire ne dañ koy wodd quoi dafa am nu ñu koy waxee xam nga am na alkaati yoo xam ne ñoom kenn du leen yépp ndax dañu xam lu ñuy def ñooñu bu ñu may déglu tey xam nañ ne man waxuma ak ñoom mais sawaas yi nga xam ne dañu toog bu ñu la joxee 1500 ñu doo seen poche c'est des écervelés ñooñu mérité wuñu ñu sol tenue police ñooñu mérité wuñu nekk suñu police sénégalaise ñooñu dañ leen war a dàq ñu génn foofu noonu te lii xew fii nii nga dem Sénégal comme li ngay wax mu nekk soutien de famille Omar li muy wax naan boo fa ñëwee am na nooy comporté woo sax ñu naan day kawe-kawelu bon kii dañuy jéem a jaay ne ci kaw ba la jógee taluñu loolu c'est simplement un domicile kaaw bi domicile la rek kii mu ngi dund Sénégal kii mu ngi dund Japon kii mu ngi dund Mali c'est simplement un domicile tu fais ta vie fii kii mu ngi def sa vie fële amul benn différence voilà donc quand tu viens c'est vrai li ngay wax noonu c'est ton vécu voilà loolu ngay dund chaque jour boo ñëwee fii on te contrôle mais yow da ngay gis dañu lay contrôler mais on te contrôle avec respect parce que defoo fi dara da nga fàtte sa carte grise mais ça peut arriver kii mu contrôler ci boppam kii ko contrôler loolu mën na koo dal ku ne mën na la dal mais sëriñ bi lu tax ma wax au début nekk loolu suñu cuune lay wone on est en 2021 le monde il est digital xam nga lu tax fii du doon problème alkaati bi da lay alpha jël sa tur xam nga ñii ay nit lañu xam nañ foo dëkk da lay wax sax sa numéro permis bi nga fàtte wala sa numéro carte de visite bi nga fàtte simplement parce que ay nit lañu ils utilisent li nga xam ne yàlla ñun ñëpp la ko may mooy seen xel ñun ñoo lànk ne duñu digitaliser mais loolu moo xew ci le truc code électoral le fichier ñun ñoo lànk ne duñu progresser ñun ñoo lànk ne duñu utiliser suñu xel et on dañuy indigné wu suñu européens yi di xool naan mais ñii est-ce que ay nit lañu parce que li leen yàlla may li ñu yàlla may ñun ba ñoom ñu def li ñu def nii seen dëkk mel nii mais loolu la ñu yàlla may tamit moom la Descartes di wax la raison est la chose la mieux partagée au monde kenn yow doo nangu ne man maa la ëpp xel kenn du nangu ne sa morom moo la ëpp xel moo tax Descartes wax ne la raison est la chose la mieux partagée au monde parce que ñëpp dañ koy xeex man gënoo ma muus kii ne ma man gënoo ma muus moo tax mu wax loolu mais ñun dunduñu loolu bu ñu digitaliser woon du ñu yegg fii kii du perte bakkanam mais comme yegsee guñu foofu ci digitalisation bi Eric mooy c'est l'exécutif qui ne fait pas son boulot. waaw léegi comme yegsee guñu foofu ci digitalisation de l'administration sénégalaise mais maintenant quel est le comportement plus sage à adopter pour éviter les mailles des filets policières ban comportement la ñu war a mën a adopter
bu ñu xamee ne ñii nekkuñu ci yoon bu baax bi. alkaati yi waaw. waaw xam nga sëriñ bi man de vraiment je te dis man dama gëm foncièrement ne que sénégalais bi et je l'ai dit yaa ngi fàttaliku suñu première émission bi may wax ne que boo demee Sénégal boobu il faut dire les choses comme elles sont c'est-à-dire yenn yi du dëgg c'est des histoires qu'on raconte sénégalais dafa indiscipliné la ñuy wax c'est pas vrai loolu du dëgg c'est parce que ki nga xam nga l'être humain bu amee problème day wut solution mais solution bi ngay wut da ngay wut solution bi gën a yomb loolu moo waral di aw ci kaw trottoir bi xam nga ñun on s'en sort et la présence de la police elle n'est pas aussi claire au Sénégal qu'ici en Allemagne fii ñaari mbedd yoo daw gis auto alkaati mais ñun on s'en sort sans pour autant qu'il y ait cette présence exponentielle de la police du dëgg donc loolu dafay témoigner d'une certaine discipline koo laaj au Sénégal il en a ras le bol ni dëkk bi mel donc c'est pas les Sénégalais qui sont indisciplinés mais c'est plutôt celui qui devrait faire de sorte à ce que affaire yi jaar yoon kooko deful liggéeyam boo awee ci kaw feu bi rouge na nga romb dem alka mais tubaab bi dañ ko def day xool à gauche xool à droite kenn nekk fi mu dem c'est un comportement humain ce n'est pas sénégalais indiscipline du sénégalais mais comme ñu yegsee guñu ci discipline boobu ñu inculqué dans l'esprit des blancs ñu yegsee guñu foofu moom xaaj bu ñu fa yegsi mais est-ce que gosse bi tamit demul parce que est-ce que policier bi tamit am na intérêt di jàpp koo xam ne tamit deful dara mais est-ce que booy bi demul tamit foofu di jéem a ni ñu koy nettaliwee waaw kooku laaj nga ko kayitam yorul kayitam yow naaje gi ñu naaje ñun waa Sénégal moo tax ba mu yegg sax moom police man fii man je fais du transport j'ai ma société de transport ça fait 19 ans maa ngi liggéey ci transport n'est-ce pas donc man dañ may arrêté ma yoruma sama permis mais suñ ma laajee sama benn pièce su ma leen joxee ba ñu xam ne man maay telle personne mais xam nañ ne que telle personne permis enregistré nañ ko telle date la am permis c'est parce que c'est des gens yi nga xam ne dañuy user seen bopp dañ ko digitaliser léegi alkaati boobu noonu mais sëriñ bi fàtte sa permis wala fàtte sa carte grise mais ce n'est pas un crime mënuloo ko atte wu ku rey nit bu reyee nit atteem mënul méngoo ak atte wu ki nga xam ne dafa fàtte permis am te li leer ba leer mooy kooku saagawu ko mais dugal nañ ko foofu noonu ok c'est bon mu dem ànd ak ñoom ñu dugal ko ci biir prison bi mu taxaw c'est quelqu'un qui est malade Omar ak kay wax sànq mais sëriñ bi c'est-à-dire xam nga loolu noonu moo am suñu dëkk quoi ñun on ne respecte pas les individus ñun respecté wuñu la vie des gens loolu mooy suñu problème boo duggee ci biir prison bi waa ji na la mais sëriñ bi man kat je me sens pas bien dama soxla sama ay garab mais c'est tout à fait humain nga jox ko téléphone bi mu woote ñu jox ko ay garabam loolu moom lañ ko bañal moo tax kooku gaañu ci biir foofu noonu ce n'est pas normal foofu dañu war a condamner sax toute la li Omar di wax sànq dëgg la te ñoom duñ koy yëgal seen der le ministre de l'intérieur mu ngi toog fu mu toog mooy cuune gi may wax le directeur de la police mu ngi toog fu mu toog c'est des gens qui ne pensent même pas ne que ñoom dañ ci am responsabilité le ministre de l'intérieur moom moo waroon njëkk a génn mooy li sa waay di wax dëgg la excusez-vous devant la famille ba pare topp affaire bi Daouda tey am na 14 gosses yoo xam ne ci événement mars yi gaañu nañu amul enquête Sénégal te man maa la wax kenn du ci waxati bu booy yi génnul ci àll bi kaas ko kenn du ci wax noonu lañ koy bàyyee mu dem comme kii ni mu perte àdduna et c'est comme ça que ça se passe au Sénégal dinañ si ñëwaat lu ñu indigné wu ñun Omar Seck waaw est-ce que yow xalaatoo ne peut-être gosse bi dem na tamit wax fa tamit loo xamante ni xaw na jafandi tuuti ci policier bi ba policier bi am sañ-sañ ne da koy defere te xam nañ ne moom policier du defere moom da lay jël rek jàpp la boo defee infraction est-ce que yow bu doon yow naka ngay réagir Daouda Sénégal il faut que nga ànd ak sa sago gars yi buñ la contrôle man bu doon man li dal kooku noonu mun na ma dal parce que man daf may dal fii nii dal na ma fii nii dal na ma fii nii
mooy j'ai eu am naa situation boo xam ne dund naa ko fii. bu fekkoon ne Sénégal la. bu fekkoon ne Sénégal la. kon policier bi daf may yóbbu. denc ma parce que man jóge naa Leverkusen fii. ñibbi Cologne. waa ji ne dama ko laal ci ginnaaw oto. ñu taxaw def contrôle oto bi amul dara. ñu xuloo ñun ñaar moom mu ngi yore sport baaga boo xamee ne. kanamu oto bi. boo ko laalee dañ ko gis. ñu xuloo ñun ñaar ñëpp ba ku nekk encore duggaat sa oto taal ko dem. ñun buñ ko dama lay wax rek li histoire bi ñun bu ñuy dem moom mu jël téléphone topp sama ginnaaw ne man dama def accident mu daw. pont Mulheim bi fii nii à Cologne fii Connais Cologne dama toog ba si yàgg rek police nekk suñu ginnaaw man maa jiitu ñëpp il fallait que ma teg sama tànk parce que benn yoon la amul fooy doublé. police bu ma rombee rek daf ma ne droite ndaka waa ji moom dama wax ne sax il a pris de la drogue policier bi dafa ñëw ma ne ko c'est quoi mu ne ma mu wax accident mu ne ko mais tof boobu noonu mu wax yow comme ñu régler lu ñuy régler kii mu ne ma descendre des papiers ma jox na mu ne et puis benn mais daal ñu jékkoon jigéen ma ne ko jël la drogue mu daal yéen da ngeen foog ne africain bu nekk day jël drogue wala day jaay drogue mais dama ko harcelé bu tàng ji te loolu bu nekkoon Sénégal mun na tekk jàpp ñàmbaro bu nekkoon Sénégal gars yi dañu dóor ci mbaal yi dama ko chargé parce que dama wax ne est-ce que j'ai pris de la drogue loolu moo nekkoon question répondre ma ko dama ko chargé mooy li ma lay wax ne lii dal waajooju munoon nga da ngay dem Sénégal policier contrôlé la wala nit wax la dara ci contrôle boobu mu tàngal sa xol nga répondre ko benn réponse boo xam ne mën na la si denc parce que li ma ko wax waa ji keroog policier bi li ma ko wax fii nii bu doon Sénégal dañ lay defee ah yaa ci biir de mais dafa garder calme taxul mu def liggéeyam amul benn parparloo bu mu def suñ diggante man ak moom ñoom seen bopp ñu contrôler ñaari oto yi gisuñ ci dara ñu excusé wu na ma taal na ma demal sa yoon. ma taal dem sama yoon. te alors que nit ku weex laa ko sëqoon juum na si benn yoon attaqué naa ko mais taxul def nañ seen liggéey ba xam ne ne man mii amuma si benn gàllankoor. mais bu fekkoon ne Sénégal dañ may denc de mais foog naa ne di nga affaire bi daaw la di nga situation bi pour mu changer Sénégal njiit yi la. ji nga sàmm mooy diriger troupeau boo ko bëggee diriger ci tool bi fii nii ñu dem lekk fa wala da koy diriger ci teen bi fii ñuy dem naan sàmm yi la ñun dañu amul ay sàmm yu baax affaire bi loolu la sàmm yu baax lañ amul lii nii xew directeur de police dafay teg démission am commissariat bu mu am kooku noonu dañ koy génnee foofu noonu ministre bi boo moytu sax wàccam xaj na ci mais ça ne se passe pas comme ça et bu fekkee ne du demee noonu yii dafay continuer di ci am te malheureusement doomu ñu amul doole ñi lay dal dafa am leneen loo si lonk aussi Sénégal doomu ñu amul doole ñi lay dal mais am na yenn quartier yoo xam ne Dakar boo fa demee contrôler fa benn xale mu yorewul mu dawal oto 4x4 bu fort noonu boo ko xoolee nga ne kii doomu kilifa la am na nu ñuy waxee ñooñu de am na nu ñuy defee ñooñu c'est que Sénégal nañuy ji nga affaire bi dafa jaarul yoon ñun dañu kilifa yi ñuy diriger mooy suñu problème ñuy diriger mooy suñu problème ñuy diriger ñoom li xew rek ci suuf ça reflète rek nos dirigeants mais sëñ bi dogguma la quoi mais
xam nga ñoo ngi wax ne Macky Sall dafa bëgg jël ay nerf bi def leen ay policiers. gendarme xam policier. xam nga lii bu ko déggee war idée boobu war na génne ci boppam. Ah, mais ndax Eric, quand les gens Eric, commencent à se poser des questions. Eric, pour revenir, mais durant les événements, il y a eu des gens yoo xam ne ay nguur la lañ yore di dóore. mooy ne mais ñooñu ay policiers. léegi ñooñu la bëgg a def policier. waaw mais léegi léegi nag loolu noonu. loolu dellu si ci cuune bi ma lay wax. loolu ñun mi ngi bëgg a yàgg parce que mais la police depuis colonisation bi Mais jusqu'à police aujourd'hui jusqu'à Macky Sall problème yi moom mosu fi jógee ah. mais léegi nag lan ngeen mën a def. waaw mais lan ngeen mën a def ba liy jógee fa. waaw mais c'est ça c'est ça la bonne question. Daouda. waaw Daouda. waaw xam nga lu am. waaw. Les choses, il faut qu'on change. mais comment radicalement comment. Radicalement, il faut changer ce pays. mais sëñ bi. Comment? xam nga non affaire dëgg la. di nga boo amee cancer. réew bu amee cancer. boo demee si médecin ñu ne cancer li la dañ koy dagg sànni. réew mi dafa am loo xam ne doxul depuis indépendance ba léegi ni ñuy gouverner suñu réew yooyu ni ñuy fonctionner doxul. Abdou Diouf dafa- jëlee nañ ko fa doxul. Macky Abdou- Laye Wade jëlee fa doxul. doxul. Macky Sall ñun ñëw na doxul. te buñ ko fa jëlee tamit est-ce que affaire bi ñu ngi continuer bon. nañ ut koo xam ne am nañ ko. non je ne sais pas li nga am na. am man nañ je ko. Loolu la ñu sais waxoon ci Macky Sall de, pas- am nañ ko. moom xam naa fu may waxee. loolu la ñu waxoon ci Macky Sall am nañ ko. man comme moom xam waxoon nañ ko ci Macky Sall am nañ ko. mais man daal Donc, lu ma gënaloon. waaw. lu ma doon ñaan. waaw. lu ma ñaan mooy tey Sénégal peut-être mu dem ba boo gisee réew yu mel ni comme Allemagne. dañ dem ba élection am. di nga dañ lay yónnee sa carte nga génnee 3-4 semaines wala kii ñu yónnee la sa lettre nga ubbi benn lettre gis ne sa carte d'électeur la fii ngay voté nga teg à côté soit que nga yónnee par poste soit que nga téye ko ba jour boobu. c'est comme ça que ça se passe. di nga le débat politique. dëgg la. pendant 1 ou 2 semaines nit ñi ñu ngi wax ci télé yi di jàkkaarloo de kii ku mu intéressé nga dégg mais nit ñi ku nekk nga téye carte ku nekk am na foo jëm. ñu voté dans la tranquillité amul déggoo fi benn bruit déggoo fi xeex déggoo fi kii c'est que ñooñu dafa am lu xam ne c'est Afrique ñun ni ñu politiquer ni ñu kii dafa conformatul. sëñ bi. c'est trop de même si Balak. xam nga Eric may ma jël Balak bu yegg la après mu ñëwaat si yow Balak yow li nga xamee waa ji d'après yow les échos ya nga am ci comportement waa ji ak naka def ba joteeg policier bi mais yow yaakaar nga ni ku deful dara policier am na sañ-sañ ñëw jàppale rek dugal ci gri bi est-ce que xalaatoo ne tamit am na tuuti loo xamante ni waa ji xaw na ko dépassé tuuti même bu ñu xamee sax ni ñun suñu policiers yi nekk si yoon yombul si ñoom. waaw Daouda xam nga aussi boo nekkee bañkat yu mel noonu mënut a ñàkk. ama grand yi ñoom ñëpp def nañ benn analyse yu nga xam ni je pense que su ma mënuma sax dellusiwaat. grand Eric def na ci analyse yu am solo de même que Omar Seck man damay apporter damay wax leneen. par rapport ak li nga xam parce que su ma waxaatee rek comme fu ñu jaar rek laay jaar. donc te dama am loo xam ne dama ko bëgg a lancer benn appel la. xam nga tey ñu ko nekk am na benn caractère bu nekk ci moom. mooy li ñu wax rek mooy da nga dégg sànq Eric ba muy wax dafa ni nit bu la police bi danaan la full camp police bi danaan la nangam. après dafa réaction bi mu wax sa danaan après yow nga da ngay fayu parce que amul droit wax la ko. mais gis nga affaire yi dafa dépasser cadre police kese. gis nga dafa nekk ci société bi la société sénégalaise ci la nekk maanaam dafa am benn xalaat ak benn gis-gis bu nu am ci. ki nga xam dafa nekk ci diaspora bi. te da ngay juddoo ci benn koñ yow màggee fa. après nga dem extérieur def fa benn quelque temps déjà yow boo revenir am na beneen gis-gis bu nu am ci yow beneen bët bu nu lay xool boo xam ni yaakaar na xëy na am na benn changement bu am gis nga noonu mu nekkee ci société bi dafa nekk fépp boo ci kaw dafa jógee ba ci kaw ba ci suñu ñu jiite wàcc ba ci police bi léegi man foofu damay def benn appel boo xam ni Sénégalais yi laa koy lancé gis nga Daouda la diplomatie
des fois dafa am importance. il faut que ñun ñu sóoraale suñu bopp aussi. parce que booy dem ci benn dëkk boo xam ne yow policier boo ne ko France laa jógee wala nga ne ko Allemagne laa jógee rek mu déjà mu am na mu la xoolee il faut que ñu xoolaat nan lañ fay demee. comportement suñu comportement. gis nga bu nu yóbbaale li ñu am fii tey on a nos droits fii parce que ñoom dañoo am seen xalaat rek mais ñun policier bi fii ñoom mënoo yuuxu wala bu nu yuuxu tam dañuy réagir ba daf ñuy jox cër mooy lu Omar wax sànq pour que policier bi arrêté suñu police Sénégal bi amul comportement boobu. moom bu xamee boo ko waxee ni ko xam naa samay droit rek indil na la beneen problème. moom bu xamee ne yow mii yaa ngi koy wane da ngaa jugee extérieur. am naa ak yow beneen problème. non mais comprendre nga fu may waxee. tuuti rek oui nga baal ma àq. bëgguma la dog quoi mais sëriñ bi mais du da ngay wane da nga jóge extérieur. extérieur nga nekk. bien sûr je sais. xam nga dafa am ñoo xam ne fu ñu dem xeeb seen bopp. mooy yenn alkaati yooyu noonu. xam nga man nga jóge extérieur wala nga jóge ci lune bi maa ngi def sama job damay def sama job extérieur nga jóge lu ci sama yoon. mais peut être wax nga ko sànq xam nga wax nga ni domicile rek la. fi mu domicile la nekk foofu nit mën a nekk. simplement. xam nga loolu moo am. jeex na. mais man j'en suis sûr et certain que Cheikh bi ñu koy arrêté. dafa poser la question man loolu am naa ci information. laaj na ko numéro matricule am bi mu yor. nee na ko du ma fi bàyyi sama oto. xam nga loolu tey li ngeen wax fii yëpp suñ doon xool ci permis kese. ñoom bu fekkoon lu ñu wax ni yor nañ ay jumtukaayu liggéey. bu ñu xoolee ci permis xam ne kii am na ko. mais ñun tamit suñuy demati foofu nan sóor ñi nga xam ne noonu lañ fay fekk. parce que ça c'est très important. parce que ki nga xam ne amul jumtukaayu xool la. te loo ko wax lu tuuti mu defan da nga ko manque de respect. waaw may ma daane foofu rek Eric may ma daane foofu parce que c'est très important c'est très important. dafa nekk benn appel boo xam ne dama koy woote grand parce que ba yow ni ma la xamee. tey grand boo am na noo demee Sénégal police bi arrêté la am na lu ma neex da nga ko koy delloo. mais ñun nooy ñàkk après. mais moo tax ma woon la dog mu tuuti rek man dal na ma Sénégal. waaw. dal na ma Sénégal mu laaj ma xaalis. waaw mais loolu beneen cas la. ma nar koo fay. mais dama ko ne mu bindal ma facture. effectivement. dama ko laaj moom numéro am. xam nga nu mu mujjee. fayu ma. bien sûr. li ma lay wax ni ak sama bàmmeelu papa. non mais bien sûr effectivement mooy am. dama ko ne je le fais volontiers. amul benn problème. oui. mais dama bëgg nga bindal ma ko facture dama bëgg xam sa tur. effectivement mu daw res. mais xam nga yow tase nga ku daw res. mënoon nga tase ku dul daw res. mais man yuuxu ma ko de. voilà moom laay wax xam nga doon yuuxu. yuuxu ma ko. Daouda daf ma rencontré benn anecdote bu mel la même chose. ban ko contrôler ban comportement la am ak moom. pour mën a génn ci situation boobu. man nag foofu nag laay waxee c'est un appel parce que gis nga tey li ñu perte. Cheikh Niass koo xam ne dafa nekkoon ku aider famille ku jàpp ci famille koo xam ni famille dañ ko yaakaaroon. mu ñafe. tabaxal yaayam kër gu rafet. dëkku ci. te am tamit benn rakk bu jigéen bu merci bu nekk aussi en France. en France waaw yaa ngi dégg. am yeneen sërëm yu nekk foofu yoo xam ne dañuy yaakaaroon ci ñoom. kër ga ba tey dëkku ci dëkk bu war. tey kon mooy ñàkk c'est sa famille. man foofu laa dama ne bëgg na ñàkk yeneen Cheikh Niass à l'avenir. parce que c'est Sénégal voilà doom yooyu la Sénégal soxla ñi nga xam ne dañuy ñëw liggéey daan seen doole ñëw di ko indi seen réew. di defar seen réew. ñi nga xam ne réew moom bu joxoon leen opportunité bi voilà. ñu ñoo ut fii nii. ñoo ko ñafeel seen bopp. yóbbaale ko di defar seen réew. te gis nga loolu yaa naa des milliers de Sénégalais yoo xam ne ñoo ngi ci diaspora bi. te defar seen réew rek moo leen tax a jóg. te ñaanatuñu yàlla li daal Cheikh Niass dal suñu benn mbokk bu nekk ci diaspora bi. donc foofu la foofu lay lancer benn appel di wax ni gis nga diplomatie. des fois dafay am solo trop. bu ma demee ba xam ni ki may fekki. moom gis-gis bii la am ci man. bët bii la may xoole damay def ni ma daaw di wax sànq. li nga wax sànq bu ma ñëwee. nga laaj ma këyit. këyit baa ngi nii nga ne ma ana nangam bii. man la nangam bi fàtte naa ko. wallahi azim ma indi sama diplôme ma xalaat li ma fe ñi ni mel ak man. waxtaan ak ñoom. négocier ak ñoom ba génn ci ba ñibbaat ci jàmm ak salaam. parce que abs de temps bu may def Sénégal bu doon 2 semaines wala muy 1 mois.
damay des fois li may def fii di dañ moo gën a métti fuuf. je fais des années ici je me bats tous les jours. ñun ñëpp loolu moo la ñuy daj. du matin au soir des années. nga ñëw pour 2 semaines. benn nit war la ko yàqal ci benn 30 minutes bu muy taxaw yow ci kaw télé téye la xoolee la bët boo xam ne yow meloo noonu. yàpp la ci jël la yàq la ci 2 jours. mais loolu famille day ñes waaw du police bi rek. fe société bi la fépp la moo tax ma naan nan xam lan la ñuy fekki ñun ñan la ñuy fekki bu ñuy demati. gis nga ñun rôle bu mag la ñuy jouer ci Sénégal la diaspora. on peut changer beaucoup de choses. gis nga appel bi nga lancé léegi di wax ni il faut que ñu digitalité lépp moo xam moo am Sénégal muy ñu nekk système bi ñu mën a dugg ci den def alpha rek génne diw mooy kan. gis nga yooyu waxtaan bii la Sénégal soxla. Sénégal yi di ko déglu. parce que lii bu ñu ci jàngatul daal Cheikh Niass. xoolaat ni non pourtant yomboon na. que Cheikh ne carte grise am rek moo réer pourtant bu ñu ko xooloon rek yoroon benn lu kayit bu kii bu ndaw rek la. dañuy tàppe rek kan mooy Cheikh Niass ñu wax leen oto bi mi ngi nangam. donc moi je pense que ni appel bi foofu la war a nekk il faut que ñu yeddaat sunu ñi soldats yi nga xam ne noo nekk Sénégal il faut société bi sunu dirigeants yi ñu xoolaat gis ne ñoo ngi en 2021 il faut que le système change. il faut que beaucoup de choses changent au Sénégal. Daouda xam nga su may wax ne ay cuune lañu je pèse mes mots. ñii di diriger Sénégal. ñu ci bare ay cuune lañu. xam nga ndax lan. d'abord ils ne font pas leur boulot mais yow le capital de connaissance bi nga acquérir. parce que yaa ngi dund dans le corps social allemand. moo ne ci ñoom. effectivement. ñoom ñëpp presque fii lañ dund. donc li ngay wax nii l'environnement d'attention de l'individu waroon nañ ko gis ci ñoom. dañ ko yéenewul dëkk bi. seen bopp la ñuy calculer. mais ñun ñu yéene ko dëkk ba. ay cuune lañu. waaw mais ñun dañ ko yéene dëkk ba. bu fekkee ne yow ñun ñu di wax nii. nga xëy ñu la Balak mooy ministre de l'intérieur. mais sëñ bi nga la bokk li nga gis fii mais nga yéene ko waa Sénégal bokk. mooy dëgg boo demee. nga nekk ministre de l'intérieur yow tu as vécu ici. wala yow tu vivais les yeux. bandé. mais nous on vit les yeux ouverts sëriñ bi. bien sûr effectivement. n'est-ce pas. xam nga li tax xol yi di jóg nii. mais da ngay gis ne que fi ñu teg nit ku ñuul ñun ñoo ko teg suñu bopp en fait. ñun ñooy wane benn comportement boo xam ne sëriñ bi mais am na suñu benn grand bu doon wax Sénégal ne buubu golo yi sax bu nu góorgóorloo dab nu. xam nga loolu noonu la merci tu vois. dëgg la. ñun. non Eric xam nga article numéro 10. non dëgg la xam nga. il faut ñu ñëwaat si débat bi parce que Cheikh Niass pour ñu mën a dugg ci. léegi waaw xam nga yëpp li ñuy gis nii ñun mu ñuy séduire ce sont des choses yi nga xam ne ñoom ils ne sont pas venus au monde avec ça. n'est-ce pas. c'est tout à fait normal. il faut qu'on se dise les choses vraiment ni mu doon. sëriñ bi xam nga dañuy wax ne action toute action provoque une réaction. nit boo amee problème sax yuur bi yëpp ci wutum solution lay nekk. loolu mooy lu normal. problème automatiquement sa lampe yëpp ay tàkk nga war a ut solution. ñun on a tellement de problèmes que tubaab bi nga xam ne caméra yi ngay gis nii rek lu ne di ñu sol yëpp téléphone yi yor fii ngay taxaw di wax ak kii mu lay dégg fil newu fa. ibbil lii dugal ci bouteille bi mu def quelques minutes mu sedd guy. yooyu yëpp tubaab yee ko créé ndax am ay problème xam nga mooy li grand bi doon wax quoi ne comment se fait-il que ñun ñuy dund ci tàngaay bu métti bi ñuy dund te ventilateur du ñun ñoo ko créé tubaab yee ko créé tubaab bi seddaay bi leen di sonal. non tu as raison grand tu as raison. c'est la triste réalité quand même. loolu mooy dëgg. waay ñun ñoo teg suñu bopp fa ñu gis nga tubaab bi nu ñuy xoolee. ñun ñoo fa teg suñu bopp. ñoom dañuy laaj seen bopp ne mais comment se fait-il que ces gens-là aient autant de problèmes xoolal inondation bi sëriñ bi ndox yooyu noonu yow xale yi sax bëgguñu dëkk ci loolu. ministre bi de l'environnement di fa dëkkal ay nit
ak feebar yu bari yi xale yi am ay tëcc ay yoo di fa ñëw ak yu kenn xamul mais ñun lu tax duñuy bañ ne nous on mérite plus que ça ñàkk bañ boobu noonu moo tax ñun un étranger bu ñu xoolee naan mais sëriñ bi mais ñii dama am problème pour respecter leen ndax ñii ils acceptent ñii duñu ay bañkat ñun dañu rëy lamine mais duñu bañ parce que bu ñu doon bañ suñu dëkk du mel noonu bu ñu doon bañ barki Sëriñ Tuubaa ku ñàkk fayda duñu diriger mais ñu on accepte 14 xale yi may wax sànq kenn du leen xeexal Sénégal ñu ñëpp ñu ngi toog ne laaj Sénégal lañ doon xeexal ñoom mais kenn du jóg ne gouvernement bi da koy régler par force bu doon tubaab bi noonu lañ koy defee léegi bu tubaab bi yëgee yooyu noonu naan mais comment se fait-il que ce peuple là ñu toog fi ñu toog naan nii boo waxee ñu naan la ñaan xam nga mooy moo bi ma xam mënu ma ko dégg Sénégal nañu sëriñ bi ñaanal nañ ñaan yàlla ñaanal Daouda ñaanal kii ñaanal kee sëñ bi ñii dañuy liggéey ñun liggéey ñu tu vas encore beaucoup souffrir ndax gis nañ fi Faidherbe rey na fi des milliers et des milliers de Sénégalais taxul ñu ngi koy màggal avec son statut là ak son pont loolu rek yow war naa la wan ne tu as un problème d'équilibre dañuy ñëw fii rek ci ñu nuyu suñu xarit Cheikh Kane Cheikh Kane est-ce que yaa ngi ñuy déglu sëñ Cheikh Kane ana Cheikh yaa ngi dégg. xoolal kii rek. je pense que Cheikh Djibril waaw yaa ngi koy dégg. Cheikh Djibril defe naa dafa am problème technique foofu. waaw mais léegi bu kiiwee rek nga def ñu si. Grand Omar Grand Omar. xam nga àdduna bi dafa am loi dëkk bu nekk dafa am loi la déclaration universelle des droits de l'homme dafa ne bépp inculpé dafa war a nekk innocent ba bu ñu koy jugé. waaw wax ko alkaati yi droit yëpp dañ ko war a jox. wax ko alkaati yi te gis nañu ne Cheikh Niass joxuñu ko ci benn ndax buñ ko si joxoon du fanaan police. mais loolu la ñuy wax réew Sénégal. léegi yow réaction boobu policier bi am ba jël Cheikh Niass dugal ko même bu ko saagoon sax amul woon droit dugal ko ci biir surtout ko xam ne dafa feebar. non bu ko saagee am na droit dugal ko ci biir il faut dire. mais est-ce que saago na ko parce que ñu bëri ñu wax saagu ko. parce que kenn xamul woon la xew parce que d'après les témoignages dégguñu fenn fu ñu waxee ne daf ko saaga wax jib na rek jël nañ ko dugal ko ci kaso est-ce que loolu yombul. kii nga xam ne xam na ko. non lim ci wax. man mënumaa gëm ne kooku nekk na nit boo xam ne kon day saaga alkaati. waaw moo tax ma ko koy laaj li mu témoigné. ci caractère kooku. non mënumaa gëm ne saaga na ko. moo tax ma koy laaj est-ce que. mooy Daouda on revient rek dañuy dellu si waat rek autour du pot. mooy ji nga Sénégal ñi ñuy jiite ñoom falspaane xam lan lañ ko waxee noonu. salfaañe loi. dafa yomb si ñoom. ñun ñu ñuy représenté. ñoom ñoo faalewul loi bi. ñun nos représentants ñu ñuy jiite. ñoo faalewul dañ leen dafa am ay loi yu tegu. mais loi yooyu ça s'applique sur les autres. loi yi ñoom dañ koy teggi ñoom lu leen neex la ñuy def c'est ça le problème en Afrique lii je suis désolé de le dire mais kii daf si ñàkk bakkanam vraiment métti na trop mu nekk koo xam ne si diaspora bi la jógee. ñuy mas sa famille mais lii nii dafa yàgg si réew moomu te ñun ko Éric bi may wax du ñu bañ. nañu ko ji nga y a des choses ji nga y a des choses ji nga on peut xam nga tey man bu may def analyse au Sénégal di gis gars yi wax même chroniqueurs yi nekk ci télé yi ñuy tëj politiciens ñu jàpp wala kii man damay naan mais gars yi Sénégal yi nañu ut beneen idée de manifester, de dire leur façon de montrer aux gens qui nous dirigent que ça ne va pas. Et pourtant, mun na am ay tuuti aspect yooyu jox ki lay jiite wane ko ne d'accord ak moom. mais bu dofee sax
un moment dina ko comprendre. xam nga gars yi ñu ngi wax ni on ne veut pas le troisième mandat. ji nga Sénégalais yi buñ jógoon naan ñun dañuy bëgg affaire yëpp tegu si yoon. ñu ne chaque vendredi wala chaque jeudi bépp Sénégalais ñun ñëpp nañ sol lu weex. ku ànd si loolu. solo lu weex. da nga gis nit di sol weexam. di dox soxlaam. mais am na lu muy manifester. gars yi ne bëgguñ troisième mandat ñu ne dimanche rouge la ñu sol bëgguñ troisième mandat mais di nga gars yi bu ñu toogee 2 ans di sol du. seen yéene nga def benn déclaration ne gars yi seen yéene rafet na lool vraiment nice li ngeen di wax nii ça me touche beaucoup mais oto bi merci xam nga li ma soxla da ngeen maa bëgg a dimbali. xam nga man lan laa bëgg mooy Sénégal changé affaire yi di jaar ci yoon alkaati yi bañ a di dóore bañ a di yuuxu nit ñi ñuy respecter les lois fichier électoral bi ñu bañ di ko truqué enseignants yi ñu leen di fay correctement du loolu lay xeex da ngeen ma ci bëgg a jàppale oto fajul loolu de oto faju ko xam nga lu ko faj yéen ñi ma bëgg a jàppale ba fas yéene maa jox oto su ngeen maa bëggee dimbali diggantaan ànd leen ak man ci xeex bi ngeen wàcc. yow dafa mel ni loolu la ñu war a def attends deuxième bi laa la bëgg a tegal. waaye ci bu gaaw waaw. deuxième bi laa la bëgg a tegal. ayca. sa waaye ngi wax sànq ci ñu ngi wax ci sunu société. voilà yow yaa ngi laajte sànq. lan lañ mën def fondamentalement pour que affaire yi changé. li ñu mën def fondamental pour que affaire yi changé mooy il faut ñu reconnaître ne que sëriñ bi les choses changent bu fekkee ne ñun on est actif xam nga ñaan bi may tudd sànq dañ ko war a bàyyi Sénégal ministre de la culture ministre de l'information dafa war a tere le mot ñaan ci télé yi nañu sëriñ mi ñaanal gis nga yàlla dure la suñu dara gis nga fii les gens ont déserté les églises te seen affaire ngi dox ñoo ngi réglé ndax dañuy liggéey ñun bu ñu waxee ñu ne noonu nañ ñaan yàlla ñaan lañu war a bàyyi te liggéey. c'est-à-dire yow non il faut ma couper la. bàyyi ko développé bàyyi ko moom defe naa yow da nga fàtte histoire du Sénégal wala bëgg ñu dina ko fàtte. non daara tey xoolal suñu invité moom tey suñu invité bàyyi leen ñu wax rek. waaw c'est-à-dire il faudrait que ñun ñu actif il faut que ñu comprendre ne que sëriñ bi mënuñu ñaanal ba Sénégal développé. ndax ñun bi ñuy sous-développé yëpp ñëpp ngi fa. ba léegi di ñaan ku nekk ngi dara sottiwul. ñun ñu actif. mooy changer des choses aujourd'hui soo demee ba nga xam ne dañu jàpp Bougazeli muy benn député. ak ay faux billets. pour te dire que ñun duñu bañ. te je le dis di ko wax sénégalais yi ñun lu ñu daal ñun ñoo ko teg suñu bopp ñun. Bougazeli baal leen wax Bougazeli waaw dafa bëgg a nekk maire. mais Bougazeli yaa koy député bu nekk Sénégal ñu jàpp ko ak ay faux billets moom mu livrer la preuve aux Sénégalais nekk man li ñëpp bokk bu ngeen ma ko dénkee dama koy sàcc. ñu votal ko mu jàll. kooku kenn tëju ko. Sénégalais yi. waaw. kaasunu kooku bëgg a nekk député. yow yaa am problème bon. non. Sénégalais yi ñoo am il a le droit. tu fais partie des Sénégalais. tu fais partie des Sénégalais. nekk député il a le droit. c'est son droit le plus absolu. il faut ñu gaaw tuuti parce que temps bi ñuy faj waaw. ñun nu ñu réagir on accepte. sëriñ bi tu ne vois pas les gens sortir. naan mais kii daf ñu bëgg yàq. wala lu c'est la preuve ne que ñi ñuy diriger. ce sont les faux. parce que procureur bi autosaisir boppam ci benn dossier ndax dégg na lii ak lii ñu naan kilifa dañ ko war a jëli procureur bi amul pénétré procureur bi moo ko réglé c'est vrai c'est son job. procureur tubaab bi ñu ko defee xam nga ñun ñoo ko defee tubaab ñoo ko defal procureur encore une fois plus procureur c'est l'avocat du peuple. moo tax mu am la partie boo demee ci procès mu am procureur bi taxaw. moom mooy ki nga xam ne mooy défendre les intérêts du peuple noonu la ko tubaab bi defaree ñun ñu jël yooyu yëpp andi
mais il ne fait pas son job sëriñ bi. il défend les intérêts d'un clan de non il ne alors fait pas son job. sëriñ bi bu Bougazelli taxawee kan lay représenter actuellement. il représente le peuple normalement. non mais tey mais bu Bougazelli taxawee attends rek man sama analyse il faut mu gaaw parce que débat waaye yëgal bu gaaw ayca 6 minutes. bu Bougazelli taxawee. ne moom dafa bëgg a nekkaat. maire. mais ñun lan la ñu. naka la loolu mën a nekkee. yow ci nous livre la preuve nekk man bu ngeen ma dénkee lu askan bi moom man dama njublang faux billet la même personne di bëgg a postuler pour gérer loo xam ne askan bee ko moomaat encore mais ñun dans ban pays lañ nekk mais loolu bu nu tubaab bi di wooyee sawaas lu tax ñu koy war a tuddee racisme naan tubaab bi dañoo yeb ñun ñoo yeb suñu bopp ñun ñoo deful li ñu war a def ñun ñooy nangu moo tax Bougazelli toog tey jii nii di def ay faux billets di def ay tooxi doone ba pare naan mais man dëkk bi sax war naa fee mën a nekk maire gaayen naan nii te bu demoon mairie léegi ñu voté ko bu woote woon meeting léegi Sénégal yi fees ba dell donc war nañu xoolaat suñu bopp. war nañu xoolaat suñu bopp sëñ bi. Omar Seck ñu bàyyi la ak kaddu bi nga sànni si benn 2 minutes 3 minutes ñu mën a xool nu ñu tëjee waxtaan parce que temps maa ngi di épuisé waaw. waaw man de di remercier initiative bi nii waxtaan bi et puis mu mun ñu aider comme Balla nu mu ko waxee aussi. ñun ñi nga xam ne dañuy tukki di dem Sénégal di dem vacances buñ demee foofu ñuy fàttaliku ne réew mi tamit dafa am nu mu tëddee parce que foofu loi bi noonu gars yi foog naa faaluñ ko de ñun ñu nekk fii ñëpp li xaw di dal Cheikh Niass ñun ñu nekk fii ñëpp ku si nekk di dund fii nii bu dul vacances sax boo bëggee ñibbi Sénégal sax xam lu tax ngay ragal a ñibbi Sénégal xam lu tax ñun ñu man je le dis personnellement moi xam pourquoi j'ai peur de rentrer au Sénégal di dal Cheikh Niass nii mu dal la foofu dans la rue dans le business dans tout ce que tu fais nit da lay ëpp doole bu la dóorul ay boulon dóor la tribunal ba nga tàng te dara du leen si fekk te loolu mooy li nga xam ne ñun ñu nekk fii di dund man je suis pris à l'aise en Allemagne en sécurité si dëkk bi nga xam ne fa laa juddoo moom laa bëgg sama xol te loolu mooy li nga xam ne moom lay tëjee nañu góorgóorlu nañ góorlu ba réew moomu mu nekk réew mu sutura li ñuy sutura bu ñuy wax respect bu ñuy wax entre Sénégal teraanga bu ñuy wax mu nekk loo xam ne vraiment c'est lu ñuy dund le quotidien man damay vraiment ça me fait j'ai des chagrins bu ma toggee di réfléchir ci Sénégal nga dem nag nga xaw a màggee fii tuuti quoi xawee c'est vrai qu'on est venu très tôt ñun on est venu très tôt en Europe yàgg fi mais nekkuñ ay européens on est des sénégalais mais ji nga tey lii Sénégal ni muy doxee insécurité bi au niveau business liggéey relation sociale vraiment dama koy toog sama xol daf ciy métti parce que dama bëgg a ñibbi waaw bu nekk témoignage bu doy waar bu triste xam naa da ngay xalaatee moom la ñëpp di xalaatee fii moom la diaspora sénégalaise bi ñëpp di xalaatee loolu mais nag bu ñu démissionné parce que démission defe naa waruñu ndax bu ñu gisee Turquie gis l'Italie war nañu mën a jox courage gis sax Chine war nañu mën a jox courage ñu continuer le combat ba Sénégal changer quoi. waaw mais nag comment mais le combat Omar sama xarit la vraiment mais li mu wax nii am na ci côté bu ma ci d'accord maanaam tam loolu la doon wax sànq sëriñ bi man je suis pour que les gens se défendent bu ñu nangu ay bu ñu demee Sénégal na ngeen xam ni ngeen di comporter ak yooyu noonu tu es comme tu es arrogance kenn xelalu ko kenn ñàkk teggin kenn xelalu ko kenn mais défends tes droits
ñi juum ñoo war a changer mais di ñi nga xam ne yow ci défends tes droits yaa war a nekk naan da ngay tarbiyu ak doo tarbiyu sëñ bi doo fa ñëw di arrogant mais tu viens mais quand les choses se passent d'une façon anormale mais tu as le droit de le dire te wax ko ñun dañu war a accepter les débats controverses kii wax na lii d'accord uma ci c'est un débat idéal ngeen discuter ci et puis régler na mais alkaati ak un citoyen normal seen wax warul sax sore noonu parce que kii bu fekkee ne def na formation bu normal da lay expliquer infraction bi nga def lan moo tax mu jàpp la fii quand on te contrôle dañ la koy wax ne le contrôle normal la waaw laaj de sa permis laaj de sa carte grise nga joxe ko ñu régler affaire bi wax ja jeex il faut que ñun ñu divorcer avec cette façon de penser que civilisé mu égal tubaab défendre tes droits c'est la chose la plus normale c'est-à-dire wax sa xalaat la lii laa xalaat wax sa xalaat ci dëkk bu normal quoi d'accord naa mais dem fa di fa mais dëkk bi pour mu normal foofu xamuñu ñun droit ñëpp ñoo ci war a jóg dan lay saccager ñun ñëpp ñoo ci non bu ñu teggee suñu tànk sëñ bi on dit que bu ñu le teggee suñu Sénégal est tànk un pays de dialogue nañu dialoguer ba si kanam ba révolution am peut-être ultérieurement ñu déggoo mën a instaurer suñuy doole ci kaw dëkk bi balak comme yow yaa xam waa ji xam naa ne am na loo xam ne sax yow doo ko mën a wax fii dafay xaw a doy waar mais ñu bàyyi la rek yow nga wax sa xalaat xool waaw Daouda xam nga tey boo xoolee émission bi sax comportement bi nu mu mel ci man dama bàyyi invité yi sax ñu gën di wax c'est beaucoup avec beaucoup d'émotion laa defee émission bi tu vois damay waxaat ak sama grand sànq dafa wax benn wax bu am importance ak li mu waxaat fin bi dama koy indilaat ñaari analyse yi mu def foofu parce que dafa waxu Guy Marius Sagna waxu oto bi wax ni li mu gënoon soxla mooy doomu aadama yi bañ oto bi génn jàppale ko ci xeexam te pourtant loolu muy ñaan population bi amu ko gis nga noonu mu ñàkkee ci population bi ba nga xam ni li Guy di xeex xam na ne seen intérêt la waaye taxunoo jóg noo ngi koy jox ay oto ba pare toog fu mu toog mooy demal xeexal moom lay mooy comportement bi ñuy wax maa ngi moom mooy waa dëkk ba comprendre gunu gis nga ki ngay xeexal te comprendre yaa ngi xeex ak dof du ma ñëwee cim réew di xeex ak koo xam ne la may xeex xamu ko samay droit moo droit moom ci moom lu xamul mooy lan ndax jàng ko sax ndax jàng ko ba koy xam kooku boo xeex ak moom yaa ngi dafa naa yàq sam xeex la est-ce que doo ci jëlee loraange foofu la ñuy woote ci diplomatie bi ñuy wax ñun ak comportement bi ñuy am vis-à-vis ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekki man foofu laay waxee donc pour li nga xam ne concernant Cheikh Niass dama ci vraiment wax la lu ndaw mooy ñoo ngi koy vraiment di jaalewaat di ko masawuwaat bu baax a baax famille bi di ko jaale nag sama rakk Ndiaga Diop parce que lépp fa la ko fekk moom it dafa demoon vacances vraiment jóge Berlin fii dem Sénégal situation boobu fekk ko fa xam nañ ci bu baax li mu ci fay daj moment bi xam soxnaam aussi Khady Niass li mu ciy daj donc ak maire bi donc ñoo ngi leen di masaw bu baax au nom de Émigré TV ñoo ngi leen di jaalewaat bu baax a baax di leen masawuwaat bu baax a baax di kontaan trop ci vraiment émission bi ngeen defal sunu sama frère Cheikh Niass man mi ngeen ko defal ak famille bi ngeen ko defal remercier waat bu baax Daouda di remercier waat bu baax a baax sama grand Eric vraiment analyse yi c'est très très pertinent Omar Seck ñoo ngi leen remercier ci teewaay bi di kontaan loolu di ziar aussi suñu technicien Seydina Ndoye di leen wax xam naa ni beneen yoon rek incha allah ci rendez-vous des émigrés merci beaucoup Daouda waaw ñu ngi leen di jaajëfal Eric di jaajëfal Omar Seck di la jaajëfal yow Balak si sa témoignage bi nga def ci Cheikh Niass am na sax loo xam ne lu bëri waxoo ko ci ndax nu mu demee la ñu ñëw rek tuuti si ma wax ak suma ndaanaan suma xirika di wax Afrique Guy Marius Sagna kenn du ko jàppale ci xeex bi lii nag mu nekk lu yàgg ci Sénégal ndax bu ñu ñëwee si histoire Sénégal dinañu xam ne Sénégal nii la mës a dundee ndax gis nañ fii Alboury Ndiaye bi fi tubaab yi duggee woote woon na réunion ay ñoom lajjoo rek dameelu Kayru yeeg waa Jolof ñëpp ñu toog ci saal waxtaan Alboury wax leen ne kaale ñu boole suñu doole génne tubaab bi delloo ko fa mu jóge woon am ñu rocceeku dama wax ko tubaab yi ñëw bëgg ko jàpp boobu gàddaay dem Niger gis nañu fi tamit sëñ Touba
dajale ay mbooloo am ñoo xam ne bëgg nañu yaakaar ne bu Serigne Touba dajalee ba am mbooloo ñoom dinañu ñàkk seen intérêt ci dëkk bi am ñu yolleeku dem ne tubaab yi Serigne Touba ngi waajal jihaad ba ñu jël ko yóbbu ko Gabon gis nañu tamit suñu maam El Hadj Omar Tall jóge na fi tamit Arabie Saoudite dem ziyaare ji yonent bi mu ñëwee bëggoon instaurer charia jihad mais quand on parle de la charia on pense toutefois aux sanctions pénales charia du sanction pénale charia c'est une mode de vie c'est une constitution buy jox droit à l'être humain quelle que soit son appartenance politique ses attributs son statut social loolu la Cheikh Omar bëggoon instaurer Sénégal mais bi mu ñëwee on a vu que Sénégalais yi ñoom ñëpp a daw dafa mujj dem ba Mali wut ay nit ay combattants yu ko ñëw jàppale ci liggéey bi loolu yàgg nañu fi gis nañu ci politique bi tamit ci mel ni ay Ousmane Sonko bi mu ñëwee bëgg a instaurer aussi dëkk boo xamante ni nit ñi dañuy dund ci loi ci droit ak ci jàmm gis nañ tamit nit ñi jaari suuf ba bëgg ko faagagal loolu yàgg na fi Eric lu fi yàgg la te Guy Marius Sagna lii muy def ñun ñëpp war nañ ko mën def ndax wootewul révolution wootewul guerre ak yelleef doomu aadama rek moo ko tax a jug ndax fii ñu fi toog ñëpp kenn contre bi Macky Sall gisuma fi kenn ku fi contre Macky Sall ndax ñu ñëpp Macky Sall la ñu woteel fii ñëpp Macky Sall lañu woteeloon ndax moom dafa ñëw andiloo ñu discours discours boo xam ne ñëpp amoon nañ ci yaakaar gis dem nañu ba nit ñi gisatu ñun ne discours bi amatuñ ci yaakaar moo tax ñun ñu ne ko Macky Sall dañu bëgg rek comme 2 mandats nga amoon pacifiquement nga joxe léegi woote élection libre et transparente ku dëkk bi fal mu ñëw toog ci jàmm liggéey loolu la Émigré TV di woote loolu la diaspora bi di woote te loolu la Sénégal yëpp di woote même waa APR sax yu si bëri loolu ñuy woote ndax ñii man ku fal Macky Sall tamit bokk naa ci ndax daan naa ko jox sama kàddu te yàlla xam ne man contre ma ko te yow dañuy waxtaan contre ko kii contre ko kenn contre ko ñun dañu bëgg rek dañu bëgg rek mu jaarale affaire bi ci yoon dëkk bi nekk ci jàmm bu bàyyi chasse sorcière yi muy def di jàpp nit ñoo xam ne defuñu dara yaakaar ne dañuy nasaxal son pouvoir loolu 30 secondes rek waaw gars yi dañuy sol vendredi bu nekk rek lu rouge naan Macky deuxième candidature bugguñ ko fi troisième bi bugguñ ko fi pendant 3 ans yi ñëw balaa boobu dañu may suñu jàmm nañ ko def lépp si jàmm rek nañ ko def lépp si jàmm rek élection ñu may la yow nga tëj bon parce que xawoon naa tëj am waaw non rapidement yow kay boo may moom mu sotti parce que yow li nga fi wax léegi nii vraiment wax nga fi yu bari yu am solo trop mais bi nga ma waxee man bëgg maa waxal man sama relation Macky Sall non boobu da nga juum ko non être humain bi non être humain bi voilà loolu laay waxee voilà en tant que humain kenn contre il faudrait qu'on dise des choses comme ça c'est-à-dire li mu war a defu ko te moom li mu mën wane na ko man pour man cuune la et puis je le dis voilà léegi nag moom dafay joxe des preuves ne que moom warul diriger Sénégal gis nga histoire de Bougazelli bi ñuy wax nii moom waroon na ci joxe dóor taal bi mais sëñ bi nekkuñ ci dëkku pagaay yi yow mënuloo jël àllu askan bi ba pare di ñu bëgg a def nii moom ci boppam waroon na ko wax Bougazelli mais mënu ko wax moo tax je ne comprends pas les Sénégalais qui aujourd'hui di wax Macky Sall parce que Macky Sall fan la disqualifié boppam mooy bi mu waxee ne man Ablaye Wade moo ma may xaalis bii milliards yooyu noonu mais sëñ bi naka la ko Ablaye Wade dafa nekk milliardaire mais tout le peuple sénégalais dégg nañ ko muy wax ne moom Ablaye Wade moo ko may moom la Idrissa wax moom tamit mais ñun mooy li may wax sànq dañuy nangu rek ñun sëñ bi. waaw dañuy nangu rek ñun on accepte gis nga licence de pêche yi ñuy wax daaw la naan tubaab bi kat dañuy ñëw di jël suñu lii di jël suñu lee tubaab bi dañuy teg fi dal di ko jël ñun ñoo leen di ko jox ñun ñoo bañ a di xeex suñuy droit ñun ñoo bañ a di xeex li gën ci ñun moo tax ñun suñu dëkk mel nii
et c'est ça qu'on voit à l'image à l'échelle politique bu ñu toogee ba Bougazelli moom dafa bëgg a nekkaat maire mooy exactement la même chose que licence de pêche yi c'est-à-dire toog ne mais lii du fi am ñun meluñu noonu ñun dañuy accepter dañu accepté parce que kanam noonu donc gaañ ñi li leen Immigré TV andiloon tey xam naa da leen di jox di daje rek incha allah ba beneen yoon